ayca voilà mu ngi noonu gannaaw ba ñu jógee ca rubrique économie nga xam ne dafa neex ba kenn bëggul woon mu jeex alors dañuy daal di ñor daal di jàll ngeen baax ma nag on ne parle pas la bouche pleine mais damaa xiif dañuy jàll ci maa ngi lekk gisoo may saaxe mi ni ñëpp xam nañ ne maa ngi lekk damay lekk ba mu ba doon. petit déj xam nga nooy foog ngeen xam nga petit déj la ñu wax mun nga lekk lan la lekkal petit déj la ñu wax. li may def nii lan la. voilà non bu ci laaxatu bul de kii loolu la bul jël lekk di kii ko ci suuf nii di kii di xaar ba ñu wane keneen nga koy lekk. léegi yàlla may xolu muñ daal fii ci plateau bi invité Abdou Khoudoss Diallo moom il vient de nous rejoindre sur le plateau di nga ki nga xamante ni moo di monsieur Anne comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure moom je pense que nekkatoo ku ñuy présenté ci biir Petit Déj dañ koy nuyu rek ah bàyyi ko mu nuyoonteex mbokku téléspectateurs yi. voilà merci. maa ngi leen di nuyu. di leen jaajëfal par rapport à invitation mais di excusé wu d'abord. si péage bi ñëpp xam dañ dama toog ba mu yàgg sama ne xalaat ni léegi lan mooy njëriñu péage. parce que ñu fa dugg ñëpp ñu ngi fa toog actuellement oto yi doxunu. di leen féliciter par rapport ak émission bi. di ñaan yàlla li nga xamante ni moo tax ngeen woon fi. yàlla na nekk loo xamante ni population bi dinañ si gis seen bopp te aussi état bi jaar si pour régler problème yi. alors rapidement Ibrahima Anne ñu waxtaanee lu jëm ci wàllum mbënd mi inondation chaque année daanaka la ñu doon dund daaw moom la ñuy dund ren waaye nag la ñuy dund ren ëpp na ndax xale yi nga xamante ne sax ñoom ñooy def examen ci ndox mi lañ ko defee te rawatina ay xale yu nekk classe de CM2 kon mën nañu imaginer peut-être que ce n'était même pas ñenn ñi habitude ñuy dox ci wàllum taw laata ñu ci dugg dañuy dem foofu la ca Pikine seetaan sunu benn reportage bi nga xam ne ki ñu defal mooy Théodore Semedo daal di xool ba xam naka la askan wi nekk di dundee li nga xamante ne moom mooy mbënd mi foofu la ca Pikine. alors le temps que xam naa le temps que élément bi yemb rek Ibrahima mën nañu xam lu tax saa su ne ñu dund li ni mel alors que am na fi structure bi nga xam ne moom moo ko war a toppatoo mooy ONAS. jërëjëf Khoudoss xam nga lépp loo gis ci àdduna boo koy dundaat ko war nga ko évaluer. boo xoolee tey li nga xam moo am c'était prévisible par exemple surtout par rapport ak école yi nga xamante ni mooy fees parce que chaque année da ngay gis balaa école tijji dañuy manque ndox mi. ça veut dire que normalement waroon nañu xalaat ni ci biir école yi ndox dana fa nekk. mais boo gisee comme ni ma la ko waxee chaque année mu am inondation yi am chaque année nu jël ay milliards def si mais chaque année du tax gouvernement bi xëpp seen bët. pour seet ba xam yeneen pexe li ñu war a mën a def ba pare tey jii li nga xam moo ko gën a yokk mooy infrastructure yi nga xamante ni moom la ñu def parce que ku ne xam na ni bu ñu defee benn jàngat ci banlieue bi surtout ñëpp xam na ni boo génnee carte 1942 da ngay xam ni fépp ndox la woon fi nga xamante ni moo amul woon ndox fu néew la. donc bu fekkee ni dem nañ ba fa am dañuy aménager foofu pour nit ñi dëkk fa war nañ ko accompagner ak système d'assainissement boo xamante ni moom mooy tax bu place ndox yi occupé woo ndox yi fa daan nekk dinañ am fu nu jaar mais li ñu mën a gis mooy du ma wax sax absence totale mais presque mën nañ wax ni absence la. absence de réseau. réseau yi ni ñu ko defee nag. maanaam pour man dama jàpp ni amul étude bu sérieuse boo xamante ni def nañ ko mu mën a jël en compte pour planifier urbanisation bi nga xam ne mu ngay dem parce que bu ñu seetloo partie yi nga xamante ni moom la ñu occupé xam nga am na sécheresse des années 70 bu amoon. sécheresse boobu xam nga lagg yëpp dafa asséché woon nit ñi ñëw di dëkk urbanisation bi kenn contrôlé wu ko. kenn préparé wul kenn deful dara mais ñëw na bi mu ñëwee ñi nga xamante ni ñoo jëkk taa doon sëkk bi nu sëkkee seen foofu daan taa nekkatul léegi point bas dafa yéeg bu yéegee ndox mu déplacé wu dem feneen ñooñu itam bu leen fa fekkee ñu te sëkkati donc dafay dem ba foo xamante ni bu kii sëkkee kay sëkk day dem ba mujj gi ay poche dafay bëri si biir
ba pare inondation di dem ba foo xamante ni maanaam dëkkuwaay yi am na foo xamante ni tali yi dafa jaar te tali yi dafa daan fi tali yi nekk dafa daan jël ndox am ñoo xamante ni tabax nanu tabax yi fa mu nekk dañ daan jël ndox léegi dara deltu ndox te amul réseau d'assainissement boo xamante ni moom moo mën a jël ndox yooyu. est-ce que loolu du défaut de qualité ONAS bi nga xam ne moom moo ko war a toppatoo lépp lu jëm ci wàllum entretien ouvrage yi ak ci réseau bi jotut ñu xool ba xam est-ce que ONAS la mu war a def ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu mbënd mi ngi koy def. xam nga peut-être tey jii suñu waxee li nga xam moo taxaw si biir mbënd boo gisee ñu si curé mooy wan ni nga xamante si nga xam ñoo waroon curé mois d'avril li kii defuñu leen war mais pour man dama ne ONAS parce que ONAS service la si service état yi te dafa am loo xamante ni politique la maanaam politique boo ko gisee bu ñu koy développé si kaw lañ koy développé maanaam président de la république mooy def orientation xool gis ni lii problème la boo xamante ni maanaam buñ ko réglé wul si économie réew mi li muy jur dina bëri mu jël alal ji nga xam ne daf ko doon def feneen mu def ko foofu pour régler ko parce que tey jii pour man dama ni dafa am absence totale de politique d'assainissement ndax lan moo tax ma ni dafa am absence totale de politique d'assainissement woote nañ fi ñaata yoon plan Orsec renvoyé nañ fi ay élections pour régler problème assainissement terewul chaque année assainissement di am beneen bi si def ñu jël ay milliards dugal ko si ay travaux yoo xamante ne ay projet la yoo xamante ni projet yi baaxul parce que boo seetloo dañ lay wax ni par exemple TER projet urbain la autoroute à péage projet urbain la BRT bi projet urbain la mais dañ la wax ne projet urbain dafay insérer wu surtout si urbain tey ji boo xoolee damay joxe exemple bu ndaw Masalikul Jinaan fa mu nekkoon dafa daan taa Colobane kenn mos fa woon ñemee jaar ndox mi bu nee jotee foofu ñëpp kenn dootu fa jaar ci oto yëpp ay taxaw mais ba projet Masalikul Jinaan ñëwee dafa ñëw ak ay ouvrage structurant nga xamante ni non seulement mbalit yi nga xam ñoo nekkoon foofu dindi nañ ko donc sur le plan environnemental rek la nan tali yi nga xamante ni mooy tax mobilité bi mën a dem ñu def ko fa tey ji boo xoolee foofu circulation fluide na lumière yi nga xamante ni moom lañ fa war a def ñu def ko donc insécurité dañ na ba pare ñu def fa ay mini station yoo xamante ni mbënd bi fi daan am ndox bi fa daan am dafa dem maanaam projet bi ñëw na mais ba mu taajoo dafa régler problème yëpp ba pare génnee taaru Ndakaaru par contre boo xoolee par exemple autoroute à péage bi ñu ko tegee dafa fekk li ñuy wax bassin versant mooy boo xoolee ci fas bu ngande yenn pant yi day def nii yenn pant yi def nii mais pant yi def nii dafay am fu mu yóbbu ndox yii am fu mu yóbbu ndox am na ndox yooyu yëpp fi ñuy tasee nag foofu la ñuy wax li ñu tal rek foofu lay ndox yi di war a couler woo te toujours en général boo defee sa étude booy def sa canalisation si foofu nga koy def nga xam ndox yi danañ ñëw sans même que ñu pomper leen bu ko defee mën leen yóbbu complètement mais boo seetloo autoroute à péage dafa gis bassin versant boo xamante ni dafay indi ndox mu dagg bassin versant bi kon ndox yi waroon yegg si lii ñu tal rek boobu may wax dootul yegg seeti parce que autoroute bi dagg na ko mais ba mu ko daggee si étude d'impact environnemental et social bi waxoon nañu parce que foofu dafa daan taa gars yi gis ni lii bu jaaree mën na baare ndox yi nit ñi wax kopp ñu dugal ko si étude d'impact environnemental mais boo xoolee li leen soxaloon rek moom mooy na autorité bi jàll. autorité bi am moo tax foofu il faut ñu taxaw fa monsieur Anne loolu li nga fi wax ni yëpp est-ce que du wane tamit tuuti li nga xamante ni moo di cuune suñu dirigeants yi parce que tey jii nii benn comme vous avez cité tantôt projet li nga xamante ni moo di Massalikul Jinaan benn groupe de personnes ñoom ñoo jug benn communauté sax laay wax ñoom ñoo jug defaral ko seen bopp léegi tey jii nii ca wet ga beneen projet boo xamante ni état moom moo ko def projet boo xamante ni après dafay jural loraange ñi nga xamante ñooy askan bi parce que tey si je prends l'exemple comme ni ma koy waxee fan yii yëpp Rufisque terre bi nga xamante ni jural na jafe-jafe askan bi nga xamante ñoo dëkkee Colobane ñoom ñëpp fi mu nekk nii seen kër yi mi ngi ci biir ndox mi ba dañ koo génn dem léegi tey jii nii la responsabilité de l'État face à tout ça lan la war a doon parce que état defar loo xamante après da ngay lor ñeneen ñi loolu il faut ñu xoolaat ko. dinaa si ñëw waaye may ma continuer si terre bi. d'accord parce que terre boobu nga wax ni mu def Tëngéej noonu la def Ginnaaw Raay noonu la def Diamaguène Sicap Mbao donc ndox yi doon jàll yëpp benn demul
te foofu gis nga ndox bu jàll bi infiltré day dem ba mu yàgg nappe bi dafay yéeg bi nappe bi yéegee normalement su fekkee da ngay def fii nit ñi jaar ay pont yu nekk ci kaw ngay def mais tey jii lan lañ def fi nga xam nappe bi mi ngi ci kaw ba pare yow nga def foofu def fa tunnel boo demee bu gannaaw raay bi même bu nawet ñëwul ndox mi dafay jógee ci suuf di tooyal foofu kon bu fekkee foofu da nga fa def tunnel leer na la kon yow fii taa ndox la kon yow da nga defar bassin boo xamante ni bu nawet ñëwee ndox yooyu foofu la ñuy jëm te bu ndox yu demee foofu nit ñi dootuñu génnati loolu nag responsabilité bi mooy état laay wax xamul tax ma ni état parce que lépp loo gis dafa war a am coordination parce que bu fekkee ni par exemple ouvrage structurant la dafa am ay services yoo xamante ni ay services clés la yoo xam dañu war a bokk ci li nga xam moom lay teg bi jiitu mooy les services hydrauliques ONAS dafa war a nekk le service de l'urbanisme dafa war a nekk le service des infrastructures dafa war a nekk la protection civile dafa war a nekk le ministère de l'environnement dafa war a nekk. ñii yëpp pour bu ñuy étudier projet ñi ngay citer nii yëpp au départ dañuy nekk ci projet bi mais le problème c'est le suivi. non pour man du suivi xam nga suivi dafay fekk par exemple ñu def projet boo xamante ni jël na en compte éléments yi ñuy wax yëpp nga xamante ni li ci des projet bi leer na ñëpp nga xam ne nii lay demee bu ko defee ñoom dañuy ñëw rek suivre seet ba xam nañ koy defee dem na noonu wala déet. mais xam nga fan la problème bi nekk ci études yi ci études yi parce que étude bu baaxul leneen li ci topp du mën a dem parce que da ngay xool par exemple bu fekkee ni par exemple dañ la wax ne da ngay étudier route boo koy étudier dafay ànd ak maanaam nga étudier ndox yi maanaam taw yi nan lay ñëwee ban volume lay indi volume yooyu bu yegsee fan la doon jaar tali bi nan lay jaar par rapport ak volume yooyu doon jaar foofu ñu ne nag bu fekkee ni par exemple calculer nga ko ba pare war nga xool foofu ndox mi doon jaar ni waruloo ko tëj da nga ko war a ubbi soit pont nga fay def wala daloo nga fay def wala bus nga fay def nga xamante ne ndox yi danañ jaar correctement te du am benn problème mais foofu dafay am ay problème de dimensionnement des fois moo waral tey jii boo xoolee si àll bi tali yi da ngay dem ba mu yàgg am benn tali boo xamante ni ndox mi day ñëw rek dagg ko parce que ni ni dimensionné fii ndox mi di jaar ak ndox volume bii war a ñëw moom méngoowul. c'est vrai alors coach bala ngay intervenir ñu dem seetaan élément bi après ñu ñëwaat sur le plateau. ci Ndakaaru diggante alxames bi ci guddi ak ajuma jur na ay gàllankoor bu baax yenn ci askan yi nga xam ne ñoo nekk ci bokk moomeel département bu Pikine nemmeeku nañ loolu ci Pikine Est ci quartier Wakhinane 1 ak 2 bi nga xam ne yenn kër yu bëri fu mu toll nii ak mbedd yi dafa fees ak ndox. démb ak tey dafa taw bu bëri léegi nag taw bi moom fu mu toll nii doy na war quoi te fii fépp la du fii yëpp waaw fii boo xoolee kër yi nekk suñ ginnaaw nii yëpp ndox mi dafa dugg seen biir néeg yi ba dugg seen saal yi ñoom instant nii ñu ngi nekk si ay jafe-jafe. ci Wakhinane 3 ci gox boobu ba tey nemmeeku nañ ni ki mel. dëkkuwaay yi mbedd yi dafa fees kër yi fees ëpp moom la amuñu canal amuñu dara. moo tax askan bi fu mu toll nii nag jaaxle di sàkku si autorité yi ñëw dimbali leen ci canalisation yi ngir mën leen génnee ci ndox boobu nga xam ne yàgg na leen sonal. loolu dafa nekk léegi loo xamante ni nekkul ay luñ naan nguur gi daf ko war a def ndax foofu la toll waaw jéego yi ñu war a def mooy fexe ba ñu ngacc ndox mi mu jeex canalisation yi waaw moom lañ bëgg commencé nañ ko mais nañ ko matalee entreprise bi ak directeur ONAS mu ñëw xool fii fépp nag fépp la ndox mi moom fépp la mais tamit ñun tamit fi ñu dëkk rek lañ mën a wax ñoo wutal ñu si ONAS bi canaliser ko su ko defee fii ak 2020 ñu passé lii quoi nekk si leneen. problème bi ñu am mooy problème pompe bi bu ñu jàppale si pompe ak Pikine Wakhinane 3 comprendre nga si lañ bëgg ku ñu jàppale te waa am pompe ak gasoil pour ñu évacuer ndox mi quoi parce que suñu mbedd yi amuñu canal. dañuy obligé suñu propre moyen suñu délégué de quartier bi ak ñi dëkk si koñ bi ñu ñooy génne suñu propre moyen pour daal di defar kii bi jënd essence ak gaz wala gasoil daal di kii évacuer ndox mi mais amul benn autorité bi ñëw fii di ñu jàppale. taw bi tamit jur na nag ay gàllankoor ci wàllu dem dikk bi ndaxte yenn tali yi ni mu feesee ndox. ki ne ko yéen fii si diwaan
ayca voilà mi ngi noonu gis nañ Khoudoss li nga xamante ni ñoom la askan bi nekkee fële ca Pikine di dund jamono ji ci wàllum mën mi muy rejoindre ba tey rek li nga xamante moom la Ibrahima Anne doon wax léegi nii. surtout que ne même les écoles yi nga xam ne ñoom ñoo inondé woon foofu la ca Pikine la Cheikh Tidiane Gomis sànq yaa ngi doon bëgg a poser benn question. c'est que tey jii xam nga man Ibrahima Anne dama koy yàgg di suivre mais tey jii dafa am yoo xam ne demul jusqu'au bout de sa logique ou bien laalul loo góom bi da nga koy laal aan non parce que xam nga lan la yow yaa fi expert ci yow la ñu mën a déggul pour mën a defar mais c'est que le véritable problème tey jii sànq yaa ngi wax ouvrage yi Masaalikul Jinaan di ñuy wax terre bi nangam mais partout dans le monde bu amee ouvrage bu bees wala dëkkuwaay bu bees te amul système ou bien réseau d'évacuation buy dem forcément day taa ah waaw non mais ñëwoo ci nag. yow foofu nga waroon ñëw nag. foofu nga waroon ñëw. déet non waaw attends mais foofu nga waroon ñëw nag. da nga sàq bi lañ cam. waaw déet non amul sàqali lañ cam daf ko kii non daf ci war a ñëw parce que le problème mooy xam nga lan mooy loolu mooy problème xoolal ma jox la exemple bu ndaw. da ngay xool rek fi nga xam ne yëpp fii am taa da ngay revenir en arrière nga xool plan bi bu ñu la woonoon plan bi il y a 20 ans de cela wala il y a 10 ans 15 ans da ngay gis foofu yëpp amuloon dara foofu yoonu ndox la woon léegi yow boo ñëwee fi nga xam ne ndox foofu doolu fi yow boo fa tabaxee ndox bi day déplacé wu foofu nga xam ne moom moo gën a jóg day dem wàcc moo dal tëñ HLM Rufisque HLM Rufisque dëkkuwaay yu bees yooyu ngay gis noonu cité yu bees yooyu ñu tabax moo tax léegi HLM Rufisque terrain Ndefane yooyu yëpp di taa parce que nii lay def day ñëw day wàcc. foofu nag loolu moom mooy système de kii bi. foofu nag dama la fay wax affaire boo xam ne tamit moo am. foofu mooy responsabilité état dama ko yàgg wax bu ñuy wax affaire inondation nañu waxante dëgg ñii di joxe terrain yi ils sont les premiers responsables am na foo xam ne yoonu ndox la. yoonu ndox mënoo ci dara loo fa tabax ndox bi dina la fa fekk te dina la kii il faut que ñu jéem a xoolaat lan mooy solution bi am nañu plan wu de comme ñii am nañu plan wu Dakar. wala plan wu Kaolack day taa. Dakar day taa Saint-Louis day taa. parce que ay ouvrage yu bees yu ñuy tabax te du am système d'évacuation bi loolu moo tax mais léegi nañu wax ne léegi bërëb bii xoolal Pikine bu Saint-Louis moom moo gën a gaaw dama Pikine bu Saint-Louis moom mooy booy dugg à l'entrée de Saint-Louis mais foofu day taa rek. nit yi dañuy dugg ci biir dañuy dëkk ak ndox. d'accord léegi kon ñu bàyyi monsieur xam nga dafa am si li ma bëgg ñëw d'abord balaa may yegg si foofu mooy si construction ouvrage da ngay xool par exemple pont yi nga xamoon ne construire am na pont bu jógee si nekk si Kambaaw jéggi pour dem si côté Sam-Sam bi foofu boo xoolee ni ni construire pont bi bu muy wàcc ndox yëpp dafa leen di jël di leen sànni foo xamante ni maanaam yoon yëpp benn damatul nga xool Caaroy pas Caaroy yi lu mu tëddee yëmbal boo jógee mbedd Fass Mbaaw bi am na pont bu fa nekk boo xamante ni gis nga bu fekkee ni taw na oto yëpp benn dootul génnati c'est-à-dire sur le plan de la mobilité ñaata milliards la ñuy ñàkk foofu mais léegi dana laal lu am solo mooy Kaolack d'ailleurs bëggoon naa ko sax Kaolack Touba Saint-Louis problème d'urbanisation la puisque dana la wax ni la foo gis am na lu ñuy wax ay zone non édificandi foo xamante ni ay zone humide la kenn waru ko jox nit mu koy dëkk mais xoolal service état bu mel na HLM boo xoolee tey jii ñoom ñoo terrassé Kër Massar ñoom ñoo joxe unité 1 ba unité je sais pas ñaata à Kër Massar mais xoolal ñi nga xamante ni dañ leen jox kër ñëpp la majeure partie ñëpp gën nañ seen kër yi parce que tout simplement dañu ñëw jël ay terrain yoo xamante ni kenn amul droit di ko jox nit pour mu dëkk te préparer loo ko parce que gis nga aujourd'hui avec les changements climatiques ouvrage structurant boo gis c'est-à-dire route boo gis ñu koy tabax dafa war a accompagner ak réseau d'assainissement boo xamante ni moom mooy yóbbu ndox yi parce que gis nga boo defaree tali dafa am ay panne parce que route dañuy wax la route assainie premier kiw bi assainir mooy tali léegi nag tali bu fekkee ni dafay assainir mooy dafay ndox yi fiy daanu
jógee si kër yi dafa war a wàcc si biir tali bi bu wàccee si biir tali bi tali yi dafa war a évacuer mais bu tali yi évacuer fan la jëm moo tax dafa war a am réseau yoo xamante ni dafay ànd ak tali bi nga xamante ni tali bi bu évacuer day dugg si biir réseau canalisation boobu pour mën a dem donc pour dire que le problème c'est un problème qui est global fi nga xamante nit ñi war ñu fa dëkk et puis normes yi ni dafay rudi parce que bu njëkk ba xam nga dafa am loo xamante ni vraiment damay toogam yàgg sama xol dafay jeex nin daal liggéeyee dëmb ak ni ñuy liggéeyee tey li si gën a bëri li ñuy liggéey mooy si ay logiciel liggéeyunu si xam-xam ndax logiciel tubaab bi dañ ko def noo xamante ni maanaam boo bëggee defar tali da ngay dugg sa ordinateur nga ñëw kii fu muy jaar dugal nga say code tracé na waaye tracé la tali mais li nga ko jox la lay jox mais bu fekkee ni sa xam-xam màccul si métier bi mu jox la loo xamante ni len la lii waru fa nekk naka nga koy xamee et c'est important que nit ñi si jàngale bi aussi parce que affaire dafa laal secteur yu bëri si nit ñi jàngalee war nañ ko xool si ni nga xamante ni ñoom ñoo nekk si bureau yi bureau d'études yi war nañu xool ñoom seen conception lan lañ koy defee si ñi nga xamante ni aussi ñoom yore stratégie war nañu xool cadre bi nga xamante ni maanaam bu ñu defaree benn étude fu mu war a jaar parce que moi je conçois très mal que ñuy def ouvrage boo xamante ni ouvrage routier la te du jaar ONAS pour ñoom aussi ñu xool par rapport ak système hydraulique bi nga xamante ni moom moo am. beneen affaire aussi topographie tamit ñu leen di boole ci liggéey bi parce que léegi da ngay gis ku jóg ne ñu jël la bëgg laa def topographe alors que amaana sax yow jàngoo lool te lu am solo la ci li nga xamante mooy construction yi donc Khoudoss waxtu bi daf nañu mu mel ni waxtaan dañ koy ndax képp fii ba beneen yoon incha allah ñu jaajëfal bu baax monsieur Ibrahima ci disponibilité bi. xam naa dinañu amaat temps pour delluwaat wàllu étude de projet ak impact yooyu nga xam ne ci inondation bi di ñaan état bi vraiment ñu